salaamaaleykum mbokk yi comme nu ma leen ko waxee woon rek daanaka 10 heures quelques secondes moo ci jot na 10h00 comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi jublu ci panel bi ñu doon waxtaanee ci mbirum luumu yi ak ci mbirum marché yi jafe-jafe ak tolof-tolof yi ñu ci am ci jamono ñu toll ci jamono Covid 2019 ñu dalal suñu ñaari xarit Yaram Fall ci région de Saint-Louis nekk présidente collège des femmes bu CNCR ak Abdoul Aziz Badji bu nekk Ziguinchor yaakaar naa ni ñoom ñëpp jóg nañu ba ñu ngi ñuy déglu et que ñu ngi war a njëkk a jox kàddu gi Yaram wax ñu jafe-jafe ñu ñu am Yaram bu pare itam mu bay suñu xarit Abdoul Aziz Badji itam wax ñu lu ñu dund doon wax ju fasaa ku ne ci ñu indi ci xalaatam kon nag Yaram ñu ngi lay jox kàddu gi bu dee yaa ngi en ligne su Yaram pare rek itam Abdou Aziz itam jël wax li ñu xew kon nag jërë ngeen jëf on démarre en trente merci beaucoup et bonne journée. maa ngi tudd Abdou Aziz Badji nekku béykat ci goxu Casamance même bu dee dañuy yaru nag ak béy ak xar yi mais bokkuñu façon yar ndax ñun fii on est des agropasteurs on est dans la plantation ñu ngi ci jëmbat garab yi ñu ngi ci béy ceeb ñu ngi ci yar ñu ngi ci géej ba ñu ngi ci àll bi di foraatu te dama faral di wax ne li gën a indi dund ci kër yi mu ngi jóge ci àll bi. ma ñëwaat ci tontu El Hadj Thierno boo jëlee pël yi nekk côté Kolda ñoom seen nag yi ci lu mooy lañ ko daan jaay nag yi ak xar yi ak béy yi mais comme que lépp a taxaw kenn jaayatul ñoom dañuy yar seeni jur yi pour jaay ko ci jamono soudure bi jënde ci ceeb ak dugub pour dem dundal seen njaboot ndax économie réew wax dëgg yàlla mu ngi ci base ba bu fekkente ne xaalis bi mu ngi circuler ci diggante loxo nit ñi nekk ci base loolu la ñuy wax ne économie base le panier de ménager bu ñu koy tuddee foofu la man dama bëgg waa IPAR ñu gën ñu leeral ci côté boobu man de bu ma gisul nit ñi ci à la base ñi yore xaalis di jënd di jaay di seeni meññeef di jënd li nga xamante ne moom la ñu am di jaay lu ñu kii loolu mënumaa wax ne ci base bi dañuy yëg panier ménager bi dafa am lu mu yokku ce qui fait que le taux bu ñuy tuddee tout le temps là ay 6% ay 7% xaw ma njëriñam. maa ngi leen di gërëm ci seen intervention yi lépp a am solo mais ma ñëw wax leen ne leen boo demee ci gox comme Marsassoum dañ fa béy gombo bi nga xamante ne chaque 2 jours mun nañu fa récolter lu ëpp 300 kilos te kenn jaayatul parce que foo koy jaayee ak lan moo la koy yóbbu man de nee naa muy pêche bi muy élevage bi muy ñi nekk ci garab yi lépp a taxaw parce que kenn jëndatul kenn jaayatul fan nga koy jaayee boo jëlee mango dans la zone de Kolda mi nga xamante ne foofu ñor na carrément mais kenn jaayatul mango yi ñu ngi suuf ak Sédhiou mais fii nii bu tawee ñaari yoon taw yi nekk maa ngi duggaat président Babacar question bi nga laaj d'abord sa intervention dafa jub tellement mu dem ba rejoindre li ma wax ne on est en panne totale c'est l'économie nationale qui est en récession je sais pas si c'est en faillite lu tax ma wax parce que Babacar la territorialisation CNCR dugg na ci lu yàgg yàlla def gouvernement bi ñëw junj naan dañuy territorialiser le développement
ñu jël benn projet yi naan PDC commencé ko Casamance ñu yaakaar ne dana law après ci gox yi parce que gox bu nekk yaa di am na dafa am melukaan bi nga xamante ne nit ñi dañ ko développé nangu ci dox ci ba jàmm am ñu continuer di doxal meññeef yi nga xamante ne moom la ñu développé ci gox bi mais lu tax ñu essayer loolu après ñu baax kenn waxatul loolu alors CNCR dafa am ay proposition ak ASPRODEM proposition yu bare ma ñëwaat même subvention comment on appelle là l'aide alimentaire bi nga xamante ne moom la ñu def nii ak subvention bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci campagne bi ndegam campagne bi passé dara doxul ay rapport yi def yépp dara doxul léegi fu mu ne nii on a suivi disons une canicule en longue durée dans ce pays ñun ñax dafa gaaw a dafa teel a wow fii ba tax àll bi yëpp a takk jur yi amatul lu ñu lekk fan la ñuy dem ci tool yi ma yaakaar ne bu ñuy doxal mbir bu toll ni bii ab jëy bu toll ni bii di ci jël ay dogal ñu ngi ñaan président de la république mu gën a jël considération béykat yi ak seeni kuréel mu waxtaan ak ñoom bu mu leen teg ay noon mbaa mu yaakaar ne ñooñu mënuñu xalaat mënuñu doxal mais ma yaakaar ne même subvention ren maa ngi ñaan président de la république na waxtaan ak béykat yi mu jox subvention yi béykat yi ñoom ñu gérer ko seen bopp dana gis fan la ñuy jëm ndegam ñu ngi xalaat après Covid bu ñu ko xalaatul ñu ngi ñu wax ay c'est criquet pèlerin ñi nga xamante ne ñoom ñoo waaj a dugg ci Sénégal ci suñu gox yi waaw ñun commencé nañ ci waxtaan dañu bëgg daal président de la république mu gën a may cër kuréelu CNCR mu waxtaan ak CNCR ci lépp li nga xamante ne daf ciy jël décision mu war a tegu ci boppu béykatu Sénégal vraiment du ñu ay noonam mais ay acteurs économiques lañu l'économie familiale l'économie de ce pays est portée par les familles du Sénégal te marché bu ñuy wax ci famille yooyu la man may béy ceeb mango ma jaay ko Babacar Diop man sama ceeb ren comme doxul sama ceeb ci Babacar Diop laa ko jënde mais bu ma ko teelul woon indi ceeb bi dina def 1 an à Thiès parce que kenn mënutul dox te luy doxal diggante commune ak commune ñun de fii département doxatul pour nga mun a yóbbu sa production pour jaay ko feneen doxatul foo koy jaay bu dee fii yow yaa ngi am sa mango sa voisin à côté la commune à côté ñu ngi am seeni mango yaa boo amee sa darakaso keneen ki sa à côté mu ngi am darakaso mais koy jaay lan nga produit kan ngay jënde il faut que nga jaay dara pour nga mun a jënde ab jur boo jaayul jur est-ce que mun nga jënde mango problème bi c'est une panne globale du pays nañu seetaat nu ñuy doxalee suñu système économique national bu ñu ko xalaatul daañu dugg toujours ci ñeneen ñi mel te mënuñu ko méngale ak ni ñu mel ñun on a une économie familiale une économie nationale qui est portée par l'économie familiale bu passé ay fonctions yeneen fonctions yi nga wax la fonction communicationnelle amul lu ko gën a doxal ci luuma ci la waxtaan am ci yëgalante foofu la am diw dafa am lii bërëb sangam dafa am lii danaa tak sama fas daw dem foofu ci jamono bi dinaa jënd leneen pour yóbbu ko feneen mais une communication lu ëpp lu rajo yi di def comment nous allons renforcer ce système communicationnel bi nga xamante ne moom moo doxal réew mi ça fait des années avant les indépendances ci biir indépendance bi ci jamono yi l'aspect communicationnel c'est un aspect très 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 important au-delà des fonctions que Babacar cité fii merci. C'est plus que jamais le moment que IPAR
ñu am gëstu bu leer ci suñu luuma yi nu ñu doxee lu bokkul ak luuma européen yi ak ñi dëkk tugal yi. On a nos systèmes économiques qui sont très 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 performants nañu gën a documenter système yooyu. Sidi dama koy jëkkee ci fi nga xamante ne njiiti réew mi dafa woote ay kàngam ci palais war a waxtaan ci Covid bi te mu ñàkk a woo CNCR premier départ ci raté bi foofu la nañu waxante dëgg 70% des populations du Sénégal sont autour du CNCR te ñun am nañu stratégie bi nga xamante ne bu ñu développé ci gox-goxaan yi bi war a tax ba ñu waxtaan ak nit ñi gëmloo leen ni nga xamante ne moom la nguur gi taxawal pour ñu nekk ensemble di liggéey dara mais amul benn waxtaan bi nga xamante ne président de la République ak gouvernement bi jéem na ko ci ak CNCR ci wàllu Covid bi pourtant woote nag bépp façon nit ci réew mi pour waxtaan ak ñoom. Deuxièmement luuma yi wax dëgg yàlla ñun Casamance du fépp ay am luuma mais confinement bi ak tëju déplacement yi réduire déplacement yi ci gox-goxaan yi dafa indi ab jéey ci réew mi ci gox-goxaan yi dara doxul ban maa leen ko wax parce que ñun bu dee fii mango yi duñ koy yóbbu ci luuma mais commerçant yi ñooy ñëw fekk ñu ci suñu tool yi ci dëkk yi waxtaan ak ñoom ñu jaay ko mbaa ñu dagg jaay ko par kilo mais dara doxatul xool leen ma tey jii darkasu yi nu ñu mel te darkasu ak mango ñoom ñooy yëkkati économie famille yi fii te ñoom ñooy financer campagne agricole ba bis bu ñuy wax njaay darkasu amatul njaay mu mango amul ñaari spéculation yi te filières yi commencé di gën a dox ci gox bi mooy ñaari filières yi boo jëlee côté Kolda Sédhiou fi nga xamante ne ak beneen côté Ziguinchor côté Tanaf bi nga xamante ne foofu dañuy développer luuma mais nit ñi foofu la ñuy jëndee li nga xamante ne moom bu ñu yóbboo seen darakasu jaay jënd foofu mbaa ceeb mbaa dugub pour dundal seen njaboot mbaa ñu jëndee ay nag pour doxal ko ci seen ko mais dara doxul kenn mënul bouger lii on a mis à terre l'économie nationale je ne dis même pas c'est pas l'économie gox-goxaan yi mais l'économie du Sénégal est mise à terre ma bëgg que comme ni ko sama naataango wax léegi yaram ma nuyu ko au passage parce que bi ma jëlee kaddu bi nuyu ma ko mais ma nuyu ko féliciter ko ci li nga xamante ne moom laa njëkk a xam ci moom ci wàllu défense des intérêts des femmes di wax ne thème bi comme que ñu ngi dem ba 13h lu bari danañ ci waxtaan. Merci président Sidi Ba maa ngi gërëm mbooloom waa CNCR ak gox ba mu munte nekk di ñaan yàlla mi nga xamante ne moom mooy joxe mu jëlee ñu Covid bi ba mu sànni ko ci géej bi ñun ñu am suñu jàmm delluwaat ci activités yi nga xamante ne ñoom la ñu faral di liggéey pour dundal suñu njaboot dundee ci li ñuy liggéey ñu liggéey li ñu dundal mbir mi dafa xaw a métti bu ñuy wax affaire luuma yi ñu tëj ma yaakaar ne économie Sénégal la ñu tëj parce que luuma ak leneen li nekk ci à côté moom mooy développer filières yi ci réewum Sénégal parce que dama bëgg ñu xoolaat tuuti ñu bañ a tout le temps di copier di jël li nga xamante ne moom la ñuy def ci tugal ñu yaakaar loolu moo war a doxal suñu réew le marché hebdomadaire ci suñu réew du lu tey lu yàgg la foofu la ñuy jëndee foofu la ñuy jaayee donc économie réew mi luy yëkkati économie réew mi foofu la jóge nit ku nekk da ngay liggéey dara war koo jaay war a jënde pour dundal sa njaboot ndax liggéey bu ñuy def nii buñ ci dugal woon luy dundal dañuy toog toujours ci li ñuy wax sécurité alimentaire
alors que ñun jamono CNC daanoon na wax sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire li war a tax ba ñu dund lu ñuy liggéey ak li ñu liggéey nu muy dundalee suñu réew kon bu ñu demee bay dugal foofu alimentation man thème bi def ma ñor lool tout est bloqué actuellement lépp a bloqué ci réew mu Sénégal ci ni ñu tëjee luuma yi te luuma yi bokkul ak marché Auchan ou marché ay boutiques yi ñu ubbi ci dëkk taax yi ci gox-goxaan yi mi nga xamante ne ñoom ñooy yëkkati alalu Sénégal foofu la luuma yi di liggéeyee ñun de fii de jëlee ko Kolda ba ci Oussouye wax dëgg yàlla ñu ngi ci coono bi gën a rëy ci àdduna ndax lépp a doxul nit ñi mënuñu dem fenn nit ñi mënuñu jaay dara nit ñi mënuñu jënde dara parce que diggante commune ak commune dox bi lu jafe la diggante département ba département amatul à plus forte raison dem ci région ba ci région te ku xam xaw ma nan la ñuy def fii ak Korité bi ñëw man de maa ngi gërëm Sidi gërëm ñoom Seeñaan vraiment di wax jërëjëf Thierno Cissé ci liggéey bi nga xamante ne ci coordination am ñu ngi koy liggéey ci CNCR communication wax naa ko démb ci seen beneen panel bi mu ngi dox bi nga xamante ne yàlla moo xam mais ñu gërëm waa IPAR ndax IPAR mënu ma wax ne partenaire kese la muy doon partenaire technique muy doon partenaire scientifique mais partenaire stratégique la maa ngi leen di gërëm seen membre yëpp di gërëm sama président CNCR ak FONGS muy Nazirou Sall am naa yaakaar ne mun na nekk di déglu li nga xamante ne moom la ñuy doxal ci info CNCR merci. Sidi bu ñuy wax dund sécurité alimentaire et nutritionnelle dama yaakaar ne fu mu ne nii béykat yi mënatuñu faj seen bopp parce que seen économie dafa daanu ba mu ëpp te xam ngeen ne ci réew mu Sénégal fajum béykat moo gën a cher beneen bépp fajum fu mu ne nii kenn xamatul ndax suñu doom yi dinañu jàng ren ça rentre dans l'affaire suñu éducation doom yi ñoo gën a cher bépp éducation boo xalaat parce que ñun amuñu weer pour ngay naan damay jot sama weer pour ma dem fay cahier mbaa droit d'inscription ak yeneen te saa su nekk xale yi ñu ngi ñëw sama directeur nee sama école nee loolu yëpp dafa bokk ci insécurité bi nga xamante ne moo nekk ci gox-goxaan yi ci famille béykat yi ba tax mbir mi xalaat bi nga xamante ne CNCR yàgg na ko def di ko bind ci bataaxal jox ko nguur gi na nguur gi nangu toog ak CNCR seet nan la ñuy def pour gën a yëkkati agriculture Sénégal ci bépp fànn parce que loolu waxtaan nañ ko ba ñu def ko ci téere bu fekkente ne ñoom bu ñu leen jébbalee téere yi yaakaar nañ ne loolu setul ci ñoom mais nañu woo CNCR ñu toog ak ñoom mais en tout cas ce Covid là ça va nous donner beaucoup d'enseignements et ces enseignements vont nous amener à corriger nos failles te gën a lal waxtaan ci lépp li nga xamante ne dafa war a dem ci gox-goxaan yi tant que waxtaan amul tant que waxtaanuñu gouvernement bi bëggul waxtaan ak béykat yi ci ak tolof rek la ñuy jublu. maa ngi ñëwaat ci laaj bi nga xamante ne Thierno def ko laaj nan la exploitation familiale yi yore seen meññeef lan la ñuy def pour jaayante seen biir seen produit ma wax ko ne ko amul solution fu mu ne nii lépp a taxaw xaw ma ndax récession lañ koy wax mbaa panne économie nationale ndax ku yoro darkasa loo ko yëy loolu moo tax ba nit ñi dañuy daan jaay seen darkas pour jënd leneen mënatul mango yi loo lekk
alors que ñu ngi jege hivernage léegi lañu dugg ci nawet bu tawee ñaari ñetti pluie rek mango yëpp ay daanu ci suuf mu nekk nag beneen récession bi nga xamante ne ci économie familiale xaw ma IPAR nan lañ koy tuddee techniquement mais famille ren man musuma yéeg bi may dund ba tey musuma gis campagne bu métti comme bii nii bi Covid 19 bi indi ndax nit ñi mënuñu lekk suñu darakaso yi yëpp mënuñu man dama jënd bi ma ñëwee fii bi ma ñibbisee Thiès ñëw fii dama jëndoon kecax Kafountine mais ba bis tey kecax bi mënul egg kër sama kër conke si ndax kenn mënul dem diggante commune ak commune kon lu métti am naa yaakaar ne dafa am li nga xamante ne ñi ci bare ñu ngi ñuy jiitu ci proposition yi mais lu baax la parce que ñi mel ni IPAR comme que ñoom ñooy def synthèse war nañu jëlaat déjà ak ñoom Thierno proposition yi nga xamante ne ñoo génne mais loolu yëpp dafa bokk ci politique agricole parce que une politique agricole bien élaborée war na jëlaale référence transformation des produits de l'agriculture au sens large wax dëgg yàlla la valeur ajoutée de nos productions là c'est l'industrialisation pour la transformation de ces produits au niveau local c'est ça qui va permettre loolu moo war a tax ba nit ñi produits yi nga xamante ne ñoom la ñuy produire ñu delluwaat ci kër yi ci ay jamono ci beneen façon ñu lekk ko mais bu fekkente ne lépp lu ñuy produire dañ koy jëlaale en production directe pour jaay ko feneen mais gis ngeen lu gën a bare ci darakaso yi bu ñu demee même les petites unités yi nga xamante ne ñoom ñoo war a transformer ay jamono rek ci bu dul woon Covid bi Indien yi ñooy jël lépp transporter ko ci bateau yi après unité de transformation yu ndaw yi nga xamante ne ñoo existé ci zone bi mënatuñu am darakaso pour transformer boo jëlee mango yi noonu la nan la ñu war a def ci politique agricole ba ñu encourager la transformation des produits agricoles au sens large man nee naa leen dama jënd géej Kafountine ak Thionck-Essyl à vol d'oiseau ça fait même pas 25 kilomètres mais mënuma jot géej bi parce que dama ko jëndoon pour prévoir lu mel ni lii comme ça ci biir kër gi ñu am man Babacar mu ngi commandé fii ay diwtiir mënul egg ci ñoom diwtiir baa ngi fii ci ay bidon mënutul dem moom mënut koo jot man mënuma ko yóbbu looloo tax jënd ak jaay question bi nga xamante ne Thierno daf ko laajoon ci jëlbeen ñu ngi yore suñu production si suñu loxo man mënuma dund diwtiir bis bu nekk même bu fekkente ne bëgg naa ko lool waaye bis bu nekk diwtiir day mujjee soof il faut que ma jaay yeneen litres yi keneen pour ma jël xaalis boobu jënde ko leneen c'est ça l'économie d'un pays nga yore lii jaay ko kii lekk lii jaay leneen li jënd ci keneen ki tam te ñan ñoo nekk ci production bi lu passé béykat yi ñun la bu fekkente ne xaalis bi mu ngi ci suñu loxo muy dox ci ñu biir kii di produire kii di jënde kii di produire wallaay du ñu wax Sénégal dafa ndóol dañu war a seetaat ma ñaaxaat waa IPAR ak chercheurs yi ma remercier d'avance suñu jeune collègue bi nga xamante ne moom day enseigner ci université bu Ziguinchor bi indien yi seeni réew ñoo organisé jox leen matuwaay pour ñu ñëw jënde darakaso yi fii nag bu fekkente ne y a une politique de soutien aux filières gouvernement war na encourager acteurs économiques locaux yi pour ñu jënde darakaso yi transformer ko fii une bonne partie fii bu fekkente ne dafa war a dem tugal lu gën a néew mbaa 50% leneen nii dañ koy transformer fii leneen ñu yóbbu ko jaay ko feneen mango yi noonu la production maraîcher yi noonu la nee naa leen à Marsassoum sorewul fii ñu ngi liggéey soble bu mucc ayib kanja mais kenn mënu koo jaay parce que même charrette pour nga jógee foofu ñëw Bignona c'est pas possible tere nañ ko waaw léegi nag c'est une panne totale. maa ngi ñëwaat
ñu ngi wax naan nawet ba ngi waaj ñun de fii de Casamance de moom guddi bi passé nii ah am nañu tuuti ndox de am nañu tuuti luis loolu mooy signal ne ndox war na jege ak tàngoor bi nga xamante ne moom la ñu yéeg am nañ yaakaar ne expert CEDEAO lu ñu wax lu dëgg la nawet bi il va nous surprendre dans le confinement la te ñun am nañu déjà lu ñuy yaakaar te loolu moo war a tax ma def proposition départ bi subvention yi nañ ko jox béykat yi ñu gérer ko parce que ñun gérer nañu fi subvention ci njàppale PPDC te subvention bi def ñu jural 150 millions ci alal bi nga xamante ne moom la ñu ubbi compte ci banque agricole bu Sénégal pour que béykatu Casamance bu ñuy soxla jiw ak tos ñu mun ko teel a jënde joxe ko béykat yi waaye fu mu ne nii kenn mënul dikk kenn mënul dem loolu da ñëw na gàllankoor li nga xamante ne moom la ñu xalaat te xalaat bi dañ ci boolewaale waa service technique boolewaale ci CNCR ASPRODEB ak FONGS ci li nga xamante ne moom la ñuy def ci proposition ci ni ñuy gérer fonds boobu def ñuy permettre ñu def ay levée alal bu doy pour que béykatu Casamance ci ay jamono yi teel ñu mun a am seen i jiw mun a am seen i tos pour que campagne bi bañ leen bett waaye confinement bi dafa bloqué lépp li nga xamante ne moo nekkoon ci ay initiative yi nga xamante ne béykat yi commencé nañ ko te expérience boobu war nañ ko partager ci ci biir CNCR ak yeneen gox. Vraiment maa ngi remercier waat encore Cheikh ma laaj ko ñaan ko mu xool ñu jéem a xool atlas bi nga xamante ne dañ ko génnee ci jàppale ci projet GRDR te ci njàppale université Assane Seck bu Ziguinchor bi nga xamante ne dafa génne lépp li nga xamante ne moom moo nekk jafe-jafe ci littoral zone Casamance dans sa globalité jusqu'à Bissau xam nga dañuy wax fond vert actuellement il y a des associations dafa am ay association béykat yi nga xamante ne ñu ngi ci littoral bi di reboiser mangrove di développer de l'aquaculture mais loolu yëpp dafa nekk en panne parce que kenn mënutul dox mënuñu suivre même activités yi parce que diggante département ak département dañ ko tere léegi mais vraiment Covid bi lu mu jur ci ab jëy ci ab nakar pour béykatu Sénégal kenn mënu ko natt jëlee ko Podor côté Matam ba ci côté Ziguinchor même jafe-jafe la nit ñi seen production mu ngi seen loxo mu nekk kii liggéey soble mu nekk kuy liggéey pomme de terre muy nekk kuy liggéey pataas mu nekk ku nekk ci liggéey garab ñun ñëpp bu fekkente ne dafa am ku gën a sonn paasewul ñun looloo tax ñàkk a waxtaan ak CNCR dafay jur li nga xamante ne lu gën a métti ci gox-goxaan yi nañu delluwaat suñu xel c'est au niveau du Sénégal na techniciens yi nga xamante ne ñoom ñooy conseiller nguur yi nañu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp gën a tëggaat li nga xamante ne moo ñuy indi jàmm bu sax dakk te jàmm ku naan jàmm bu sax dakk dafa fekk nga lekk mu lu doy ak lu baax lépp lu ñu tourner rek biir bi la boo dugalee ci biir bi lu baax te doy jàmm ne ñooy te loolu yëpp communication ak waxtaan moo ko mën a àggale CNCR représente 70% de la population du Sénégal waaye nañu xoolaat li ñuy waxtaan kam lu ñu gëstu ñun dañu xalaat béykat day xalaat béykat bu béjaaw ci liggéeyam dafa am expérience bu mag a bi nga xamante ne moom la capitaliser waaye nañu nangu ne béykat day xalaat
te man la ma wax IPAR ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gëstu nañu gëstuwaat suñu système économique basé sur l'exploitation l'économie de l'exploitation familiale ñu tëggaat ko ba mu leer bu boobaa day nekk jumtukaay bu mag a mag pour waxtaan politique Sénégal politique de développement Sénégal globalement forum yi ñuy développé ay forum fii ak ay yooyu yëpp nañu xoolaat lii nañu delluwaat ci defoon nañu fii dans la région de Ziguinchor un test sur waaw mais ma yaakaar ne bu fekkente ne sax dañu war a tuddee bourse familiale jumtukaay bu mel noonu moo mun a woon nit ñi ñaan ñoo gën a yelloo ci bourse familiale que ñeneen ñi ndegam loolu romb na mais CNCR ak FONGS ak IPAR doxal nañu ak disons DAPSA doxal nañu jumtukaay boobu ci région Ziguinchor comme test te ñu yaakaar ne war nañ ko tasaaroo ci biir réew mi mu nekk jumtukaay mais te dañ ko def sur la base du bilan simplifié bi nga xamante ne FONGS moo ko tëgg jalale ko par CNCR ba mu validé ko mu nekk jumtukaay bi nga xamante ne tey jii mu ngi law ci pays Afrique de l'Ouest yi IPAR da ngeen am rôle bu mag a bi ngeen joué à côté des paysans sénégalais gëstu boobu économie familiale naka lañ koy tëggaat ñu ngi leen di xool ASPRODEB affaire contrat bi contrat yi ngeen commencé liggéey ak béykat yi lu mu jur ci njëriñ kenn mënu ko natt nan la ñuy def ba ñu tasaare ko ci yeneen filières yi pour que au moins ay contrat gagnant-gagnant ñu mun ko signer ak suñu yeneen naataango ci biir réew mi loolu lu rëy la mais mënuñu passé transformer li nga xamante ne moom la béykat yi di liggéey ci réew mu Sénégal transformation moom moo indi économie ci réew mais bu mu nekk benn lépp li nga xamante ne dañu ko liggéey ci réew mi ñu yóbbu ko transformer ko ci yeneen réew. alal bi nga xamante ne bu bare bu ñuy mobiliser ci combat Covid 19 bi am naa yaakaar ne war nañu reconsidérer la dimension entrepreneuriale de nos exploitations familiales ci biir réew mi le premier investisseur de ce pays passewul exploitation familiale parce que musuma gis programme sociaux bi nga xamante ne dafa génne ba ñu naan comme ni ñuy tabaxee ay kër pour enseignants yi pour docteurs yi pour ministres yi ak ñeneen te fekk ñoom ñu ngi am salaire bi nga xamante ne ñun dañ ciy contribuer musuma gis benn programme bu ñu tëgg ci réew mu Sénégal ñu naan dinañu tabax ay kër pour béykat yi te at mu nekk ay dëkk ñooy taal ndax saafara si nga xamante ne moom dafay échapper chaque fois ci biir gox-goxaat yi ñu naan incendie bi moo ravagé dëkk sangam incendie bi ravagé na dëkk sangam incendie ravagé na dëkk sangam musuma dégg de 64 à nos jours benn programme bi nga xamante ne dañu ne comme que ñoo gën a néew doole nañ leen tabaxal ay kër ñu seet nan la ñuy def ba kenn ku nekk ci gox bi mu nekk mu am kër bu baax waaw pourtant am nañu droit au à un toit décent à une maison décente am nañu droit boobu te comme que musul am nañu seetaat gestion subvention bi teg ko ci loxo béykat yi loolu daal ñaan naa CNCR ak ASPRODEB y compris IPAR parce que test nañu loolu te gis nañu ne lu am valeur la ëllëg ak si biir du ñu jéegaan état pour wax ko ne ko chaque année ay subvention war nañu génne ci subvention état du Sénégal mais dafa fekk ñu def ay jéego ñu gëm béykat yi ñu xam ne ay nit ñu mën a def dara ñu delloo leen li nga xamante ne moom la ñu moom bu ko defee ëllëg ñu moom suñu bopp état mën a def leneen li nga xamante ne lu dul jëndee ay engrais jëndee ay semences pour jox ko béykat yi